دعوة ربي بارك فيها، علماء فاضل حافظوا عليها. دعوة ربي بارك فيها، وعلماء فاضل حافظوا عليها. وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها. وادي نصيحة بنصح بيها، ما تنسوا الفضل للي راعيها. ما تنسوا الفضل للي راعيها. سلفي وأقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس. سلفي وأقولها لأي جليس، دعوة عظيمة وفخر أنيس. شفتوا القيم أبو إدريس، عقل وحكمة مسخروا ليها، عقل وحكمة مسخروا ليها. دعوة ربي بارك فيها، وعلماء فاضل حافظوا عليها. دعوة ربي بارك فيها، وعلماء فاضل ñu dul ay jullit dëkkin wu rafet la lislaam doxale suñu diggante ak ñoom. bokk na ci tabax jàmm ji xeetu laaya yu mel noonu, mel ni ki laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin. innama yanhaakumullahu an alladina qaatalukum fi ddin wa axrajukum min diyaarikum wa daaharu ala ixraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ika humu zaalimuun. kon lislaam noonu lay tabaxee jàmm diggante jullit ñi ak ñu dul ay jullit. waaye itam yokkaatal ci loolu ne lislaam day dem ba tabax sax jàmm sa diggante ak nature bi. amoo sañ-sañu dagg garab goo amul soxla, amoo sañ-sañu lor am muus ngir lam nekk di rab, amoo sañ-sañu rey lu dul am muus mbaa nga xiifal leen, ndax da ngay jàpp ne mbindeef yi ngay gis yépp mbindeef yi suñ borom lay subhanahu wa taala. kon amoo sañ-sañu lor kenn ci ñoom. déedéet dañ naan la sax jaamul yàlla ci ñoom, comme na ko hadis bu waxee wa fi kulli kabidin ratba ajr. muus moo jox mu naan sax tiyaaboo nga ca, waaye jàngal la ne muus moo fekk sax nag lor ko mën nga caa amee ëllëg daanub suñ borom subhanahu wa taala. kon lislaam noonu la tasaaree jàmm, noonu la jàngalee jàmm ba mu dox suñ digganteeg nature bi. nga xool tey nature bi xeeti tooñaange yiñ ciy dëkk, bu fekkoon ne lislaam reeñe na ci àdduna bi yooyu bañ ko réglé yàgg na. muy COP yi ngeen di dégg COP 21 COP 22 COP nangam pour régler problème mu jaww ji. waroon na am tey ay institution internationale yoo xam ne dañ koy bokk sàkk balaa kenn taxawal ab usine ñu saytu la muy bëgg a taxawal ci anam gu wér bu dëppook ragal yàlla, seet yan conséquences lay def ci nature bi, ci ndox mi, ci ñi noy yi jaww ji ba mu jeex ba ci gàncax gi. lu ci nar a am conséquences yu négatif dañ naan na fi jóg, loolu buñ ko samp. darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masaalih. bala ngay carte naan lii su ma ko taxawalee danaa ci mën a am ñaar dërëm wala fukki dërëm ay millions, day naan la mbaa kay du lor jaww ji, mbaa du lor doomu aadama yi, mbaa du lor. ko defee loolu yépp xeeti jàmm la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil nañu ko pour ñu gën a mën a consolider jàmm ak sécurité ci kaw suuf. bokk na it ci yoon yim tabax pour jàmm mën a am
mooy ni mu organiser société jaaree ko ci tabax famille lu rëy la lu am solo ndax famille day tax nit ki xam fi mbokk xam ñi bokkal di am lu muy rus ci seen kanam am lu muy rus njabootam dégg ko ci moom ay mbokkam dégg ko ci moom ba mu jeex kon yooyu ay xeeti kaaraange la waaye it famille dafay indi sens de responsabilité ba kenn ku nekk la mu war a gàddu ci société bi mu gàddu ko bu dee bàyyi ñu ne ko yaa cëroo gàddu soxna si yaa cëroo gàddu xale yu néew doole yii yaa cëroo jàngal leen yar leen ba yar ba mat nga door leen a jébbal société bi loolu day indi jàmm ndax ñooñu duñu am problème kenn ku nekk am na benn institution bu ko islam sampal mu war a assurer boobu dundam koddam sécurité am ba mu jeex ndax ay doomu aadama mënuñoo dund comme xar ak i mala par kenn rek sa bopp déedéet moo tax ñu organiser ñu ci ay famille dellu ñu boolewaat ci ay masajid ci ay jàkka ñu fay tase yilimaan yi ñi di ñu orienté di ñu teg ci yoon wu jub institution bu rëy la moom famille waaye jàkka it institution bu mag la ndax dafa am benn sorte de solidarité bu am seen diggante la way jur way tabax ca doom ja bu ñëwee ci jàkka ji par semaine fekkaat fi imam muy gën a rafetal tabax ba am njàng nag mooy bopp ba moom mooy l'école yi nga xam ne ca la suñu doom yi dajeeg daara yi responsable yooyu dañu ñëw di mottaliwante ak jàkka ji ak famille bi ci tabax nit koo xam ne nit koy defar jàmm la bu ko defee société mën a taxaw et kenn ku nekk mën a def responsabilité am société boobu nag bu demee ba taxaw ci kaw risaala ak tawxiid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu indiwaat al iman bir rujui ila allah subhanahu wa taala wal masuliyatu an hadihi daar al faniya def ci yow pas-pasub dund bi kat yamut fii danga fiy dund ab diir tuxu dem barsaq nga nekk fa ab diir tuxu dem ca sa borom loo doon dund nag ci kaw suuf yaay responsable dërëm boo fi jël te moomuloo ko yaay responsable loolu day indi ci nit ki yëg-yëgu maandu ba du laal alali jàmbur ndax dana yëg ne kum fi tooñ ci alalam mbaa jëmmam mbaa honneuram dignitéem bu ne cëpp ci bàmmeel danañ ko laaj rawatina nag bu ne cëpp ca kanam boromam yawmal qiyaama ba noppi nag naan la loo fi def kat yaay responsable te kenn mënul dox sa diggante ak sa borom wala taziru waziratun wizra uxra tabaxub jàmm bi gën a dëgër ak sécurité foofu la nga yëg ne du sama maam du sama baay du sama sëriñ du imam bi ndeke ñii ñépp kenn ci ñoom mënul dox sama digganteeg sama borom ëllëg ci tooñaange yi may tooñ jaami yàlla yi jàmm ji gën a rëy foofu la foofu nag balañ koo paase danañ fi teg ne ngëm googu nag bu dajji ko te mooy yëg ne responsable nga ëllëg ci kanam sa borom bu dajji ko ci yow man nga lu ne yow moom dootoo doon nitu jàmm sécurité dootul amee ci yow jàmm dootul amee ci yow lépp luñ tere woon ragalatoo ko waaye lépp loo xam ne lu sacré la mën nga ko désacraliser maanaam lépp lu baaxoon mën nga koo salfaañe
moo tax ki gëm yàlla subhanahu wa taala ak ki gëmul seen dund du doon benn. mën nga joxe rek benn misaal bu gàtt fii ci problème mu sécurité ak jàmm. ñaari xale yu juddoo ci quartier bi bokk jàng ba bokk diplômé génne université ñu dellu leen embauché kenn ku nekk ci place muy liggéey yàlla def ñu yem salaire kii 300 000 kii 300 000 lay am waaye kee moom dañ koo xañ gëm yàlla ëllëg subhanahu wa taala ak gëm ne àllaaxira day ñëw ñu xisaab ko bakkanam rek lay topp bakkanam rek day gaañ boppam di gaañi mbokkam day gaañ boppam ci lan dana dem bay jëfandikoo lu koy détruire moom ca sàngara yaag drogue yaag nangam ak i nangam te noona muy détruire jëmmam wér-gi-yaramam na lay gaspiller alalam te alal jooju mook famille yam ñoo ko bokkoon ak i mbokkam luy xew da ngay gis ne la gën a bari xeeti bàkkaar yooyu ñoo koy jël ci alalam la ca des mu fajoo ji ko ay mbokkam dañ koy jéppi jàmm dootul am digganteem ak ay mbokkam jàmm dootul am digganteem ak ci dëkkandooram te nag kooku lu mën a sàcc dana ko sàcc ndax yi gëmul ne àllaaxira am na lu mën a nëbbutu def ko ci liiw xóor dana ko def ndax gëmul ne ay conséquences yu négatif danañ ca tegee responsabilité àllaaxira gëmatu ko moo tax dindi ak ngëm yàlla ci jaam ñi ak gëm àllaaxira ci ne sa jëf dañ la koy fay dindi ngëm googu lu dangereux la ci société lu mën a indi l'insécurité la foofu rek fi ngay gisee suñu yar bi nga xam ne depuis l'indépendance dox nañ ci presque ba ci at yu mujj yi ñuy door a nangu naan nañ dugal yarub diina ci biir école yi kon yëg nga ne système boobu ñëwoon génnee yarub diina ak gëm àllaaxira ñu ne déetawaay mu far ko sax fàdd mu daanu ndax yëg ngeen na ci seen biir lycée yi yéen ci seen programme yi ngeen doon jàng amoon na ci darwinisme mu indi leen l'évolutionnisme dajji lépp lu yàlla ak ab yonentam waxoon sallallahu alayhi wa sallam ca bind gaag faatu gaag lépp ñu dajj ko ba def la sax golo kon kay xam nga ne loolu mooy àllaaxira amut moo ñu jural nag catastrophe yi ñuy dund loolu ngel ma ne la goo xam ne dund nañ ko diire bu yàgg kon xataan mën nañ gis rek ne système boobu dafa silmaxa ndax citoyen bi mu bëgg muy bu jub buy tabax bu honnête buy respecter doomu aadama yi di respecter seeni am-am moom nee na citoyen booba la bëgg waaye mu ngi tabax le contraire citoyen boo xam ne ëllëg bu jógee lépp luy xeetu mooy yàlla mën na ko def loolu du indi jàmm ci am réew du indi jàmm ci am réew nit gëmul ne yàlla am na ñu ne déeta waaye gëmul ne àllaaxira am na du mën a jubal loolu benn gendiku la ñaareelu gendiku bi mooy nga gëmloo ko ne yàlla am na àllaaxira am na responsable ga waaye nag man am naa dayoo boo xam ne ëllëg ca kanam yàlla loo mën a def ci lu bon gàddu naa ko kooku it li yenentu yi tabaxoon yépp màbbu na ko citoyen bu responsable bi ñu soxla woon mënatul ko am kon faw nit ki nga gëmloo ko ne da ngay dellu ci sa borom loo jëfoon dañ la ko fay su ko defee nit ñi mën a mucc ci moom mën a mucc ci ayam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci yoonu
yoon wi mu jaaroon pour tabax sécurité ak jàmm mooy tabax li ñuy tuddee al uxuwatul imaniya. gis nga bi mu ñëwee Madina lam njëkk a def mooy képp koo xam ne ab jullit la yëg ne ka ca des mooy sama mbokk. ñu passé nag cadre famille léegi indi genn mbokkoo gu universel. kay wax laa ilaha illallah te di ko dëggal ca France ak Siin ak ka koy wax ci Angleterre ak ki koy wax ci Sénégal ñoom ñëpp ñoo di mbokk. mbokkoo googu nag mbokk gis nga baatu mbokk baat bu firi boppam la dalay wan ne yéen a bokk pas-pas. mbokk da leen di boole pas-pas. yéen a bokk gëm ne Allah subhanahu wa taala mooy seen borom mooy borom àdduna sii. yéen a bokk gëm ne itam nag àdduna sii ndigalam dong nga fi war a dox. lépp lu mu fi tere dañ ko war a baax. kon yéen a bokk fu ngeen di jëlee ordre ak interdiction. loolu bu ko àdduna amoon muy wërsëg wu toll noonu français baag anglais baag sénégalais baag gambien baag malien baag burkinabé ba ñépp bokk ko looy gis benn du ñu am wuute ci pas-pas du ñu am wuute ci seeni pratique culturelle déedéet julli yaag koor yaag yépp ñoo koy bokk. waaye it du ñu am wuute ci seen domaine législatif. sooba assemblée yi nga xam ne yépp ay jullit ñoo fa gën a bari dañuy légiférer dañuy référé wu bu ñuy légiférer dañuy référé wu ci alquran ak sunna bu nekk même référence ca ñëpp. dara gënta indi jàmm lu toll ni bennoo ci pas-pas bennoo ci jikko. nga xam ne man la may wax ne lii mooy jikko bu baax mag ñépp a ko bokk. foofu duñ fi amati naan kenn ku nekk dafa relatif kenn ku nekk ak nam gisee déedéet. dañ naan mbir yi yépp ci suñ borom lañ koy delloo. ba mu des nag mbir moo xam ne xëy na suñ borom da caa noppi bu boobaa nag mu nekk domaine d'ijtihaad. foofa mënees na faa góor-góorlu ci wàllu xam-xam te it buñ demee ba di fa góor-góorlu wuutee du lor ndax kenn ku nekk ragal yàlla koy wommat muy góor-góorlu ci xam-xamam di gëstu ci domaine yi nga xam ne texte wàccut ca. bu demee bay jël position ca domaine yooya lumière charia moo koy ommat di wommat sa morom. su boobaa boo jëlee position ci domaine boo xam ne domaine d'effort intellectuel la sa morom jël ko sa morom jël ko kenn ku nekk day maandu gu toll ni nangul moromam lam nangul boppam ci domaine boobu nga xam ne domaine d'effort intellectuel la. doo wax mukk ne man ni ma gisee faawu yéen ñépp ngeen gisee ko. kon ouverture bu mat sëkk ci domaine yi nga xam ne nangu na wuute moo fay am boobaa wuute googu du lor. lor ga nag ma ngay juddu buñ bëggee yaatal domaine boobu ba dugal ko ci domaine yoo xam ne ay texte yu sell yu wér ñoo ca wàcc. bu boobaa loolu moo ñuy indil ak lor ñun jullit ñi. moo tax ñiy bëgg jàmm ci seen askan rawatina askan wu mel ni askanu Sénégal gii nga xam ne am nañ sansu 95% ci population bi ay jullit lañ. mën nañu wax ne xëy na presque 4% yi ay chrétien lañ. foofu wuute bu bari waru fu mën a am. yooya nag bàyyi ko ca biti
di ay pas-pas di ay doxalin ñu jëlee ko ci ñuñ bokkalul pas-pas bokku ñoom diina duñu mën a jural mukk jàmm. gis nga jàmm ji ñu bëgg ci àdduna bi boo dee gëstu di sewal sa gëstu da ngay gis ne li ko andil jullit ñi du lenn lu dul ngir yooyu ñu gëstu jëlee ko ci biti andil ñu ko. tur wu nekk nag ñëw na fi waaye lislaam dong la bokki jullit ñi. ngir yi gëstu jëlee ko ci biti mooy bépp ngir moo xam ne tey boo ko gaaraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko. ma waxaat ko mooy bépp ngir doctrine boo xam ne boo ko gaaraloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamu ko naan la lii de bokkul ci sama mbir bokkul ci sama hadiyu. boo ko bëggee wax ne ko kay fekkoon nga ko ci jamono mu ne fekkoon naa ko ci jamono waaye dama ko seppi woon sànni fële. fekkoon naa ko ci jamono de waaye ba ma ko fekkee ci jamono it awma ca soxla dama ko jël teg ko fële. loolu nag sunu mbokki jàngkat yi nga xam ne dañoo jàngee ca tugal jëlee fa ngir yu bees yooyu mënee su koo ñàkk tudd ndax dafa bokk min nawaqidi laa ilaha illa allah. moo xam libéralisme lañ koy tuddee wala socialisme lañ koy tuddee wala démocratie lañ koy tuddee wala communisme lañ koy tuddee waa réew mi xamuñ ko woon yonent bi xamu ko woon sallallahu alayhi wa sallam ngiroo wuñ ko woon bi maanaa jaaruñ ca woon du seenu njub. kon ñi ko indi bokk nañ ci ñi ñu gën a xañ jàmm ak sécurité ndax doctrine la boo xam ne day dind ci nit ki ngëm yàlla dind ci moom jikko yu rafet. ko defee kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa tabax mbokkoo gi ci yàlla subhanahu wa taala ñu ne déetawaay mu tabax li ñuy tuddee al misaaq yoonu jàmm ju réy la. misaaq mooy pacte bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëraloon ci Madina ñu war a dund ci jàmm. pacte boobu danañ koy wax lu bari ñenn ñi ko tudd constitution. ala kulli xaal pacte la boo xam ne yi nuy bëgg a wax ak yeneen a nga ca mooy ñun ñëpp nañu bokk dajaloo ci wuuteeg tooñ muy yahud bi di jullit bi di athée bi. ñun ñëpp nañu bokk ala nasr li duafa kuñ na ma néewal doole ñu aar ko. ñun ñëpp nañ bokk xaraamal rey ak tuur deret. ñun ñëpp nañ bokk warlu aar dëkk bi assurer ko sécurité ci bépp musiba bu bàyyi ko ci biti ñëw bu keroogee yahud day jóg jullit jóg athée jóg. ci gàttal kuñ ci naratoo nit ñëpp taxaw jàppale ko. pacte ba yooyu la làmboo woon loolu la ñuy tuddee dund ci jàmmoo vivre ensemble. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jàmm ji maanaam yoon yim jaaroon pour tabax jàmm pacte boobu waaye bu ngeen xoolee pacte bi mbokki jullit ñi amu ci lenn loo xam ne luy mooy yàlla la wala muy dimbale ak mooy yàlla. moo tax constitution bi mel noonu baax na ndax moo ñuy xamal naka la ñuy dundee. constitution bi baaxut mooy constitution boo xam ne day ñëw di daganal lu xaraam wala muy xaraamal lu dagan. constitution boobu bu ca réew ma yépp àndoon it baaxut ndax ay jullit amuñu sañ-sañu tëral ay sart yuy daganal lu yàlla xaraamal wala ñuy xaraamal lu yàlla daganal. kon suñ ne constitution baax na dañ naan baax na mais ci condition
bu fekkee ne ay jullit a koy tëral représenter une grande majorité du dagan mukk nag su boobaa ñuy daganal lu xaraam wala ñuy xaramal lu dagan comme nim ñu dalee ñun ñii nga xam ne tey daganal nañ njaaloo daganal nañ sàngara ab jullit jëfandikoo ko daganal nañ ab carte jullit di ko def daganal nañ pays mi daganal nañ li yàlla xaraamaloon lépp kum neex defal ba pare nag taxaw naan ngóor jigéen bu mu fi am drogue bu mu fi am yow mi daganal njaaloo ma loo teree ngóor jigéen yow mi daganal sàngara ma loo tere drogue ba tax constitution yu mel noonu dafa silmaxa mbokk yi baaxul te du ñu jural mukk nag jàmm suñ borom yim xaraamal mooy yii lor képp lañu tere waaye lépp lu nuy jëriñ rek suñ borom daganalal nañu ko bu ko defee kon bokk na ci yoonu jàmm ñu taxawal constitution bu niroog boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawaloon nga xam ne day tënku ci njubum alquran ak sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne it fatxu Makka bi mu koy ubbi wane na ca bu baax naka la ñuy tëralee yoonu jàmm ak dund ci jàmmoo ci lan lam doon wax ba muy dugg Makka lu mel ni ki man daxala daara abi Sufyaan fa huwa amin mu niroog lam waxoon ca pacte ba ne man xaraja amina wa man qaada bil madinati amina illa man zalama wa asim ba muy dugg Makka it loolu lañ siiwalaat ku dugg kër Abu Sufyaan deretam xaraam na nit laal ko am na sécurité ku dem ca Kaaba ga toog fa gaar lu wut jullit ñi ci xare am na sécurité ku dugg ci këram ub ko gaar lu wut jullit ñi ci xare am na sécurité ku dawit baleen ko ku daw sax baleen ko te kat booba moom moo am victoire waaye daf ne ku daw bu ko kenn topp li yépp kon bunti jàmm la yoo xam ne ubbi na ko digganteem ak doomu aadama yi buntu jàmm bi gën a rëy bokk na ci sulxul Udaybiya ci gàttal fii nag mu demee ba suñ borom jox ko victoire bañ ko laajee ba mu leen laajee lu ngeen foog ne tey mooy am ñu tagg ko ci baayam tagg ko ci boppam mbokk mu baax nga mbokk mu baax jur la lu mu leen wax idhabu fa antum tulaqa ñu ne yoonu jàmm dëgg mooy loolu baal say noonu kon àdduna bi ak institution internationale yi taxawal war nañu jàngee lii ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baal say noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkuloon fayeeku kat jàngu ko jàngalewu ko ñu ne it bokk na ci méthodologie bi mu jaaroon pour tabax jàmm keroog ci xajjatul wadaa bi mu taxawee di xutba yi nga xam ne yëpp yu doon lor société la da ko foofa la ko abolire neenal ko bokk na ca lam waxoon mooy inna dimaakum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada ala kullu shay'in min amri aljahiliyati taxta qadamaya mawdu lépp loo xam ne seen deret la seen am la teg naa ko ci suuf lu sacré la bu ko kenn laalati mbirum ceddo ga suul nañ ko ci suuf deret yi nga xam ne tuurante woon ngeen ko ci kaw ceddo teg naa ko ci suuf sàkku wiinu alal wi nga xam ne mooy intérêt te tey moo lor àdduna bi intérêt sunu banque yëpp di ci dox teg naa ko ci suuf daal di tudd Abbas ibn Abdul Muttalib
ne daan na ko jëfandikoo moom ribaam teg naa ko ci suuf teg naa ci sama tànk kum lebaloon dërëm na ko delloo dërëm képp yem ci loolu mooy yoonu jàmm. mbokk yi nañ xool yii yépp nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci ba agsi keroog fatxu Makka ñëpp 15 minutes moo des d'accord ñëpp daal di yëg jàmm alhamdulillahi rabbil alamin mu mel ni lam waxoon keroog Xabbaab ibnul Arat ba mu ñëwee tawat ko ne ko xoolal sama yaram wi niñ ko def fekk booba ñu ngi koy forcer ci gëmloo ko loo xam ne bëggul koo gëm imposer ko pas-pas bu mu gëmut lor ko ca dóor ko ca lakk ko ca mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fàttali ko ña fi jiitu woon démb lañ leen doon tekki seen diina ba dalal xelam ne ko Xabbaab na sa xel dal wallahi la yutimmanna allahu hadha al amra xata yasira arrakibu min sanaa ila xadramawt laa yaxaafu illa allah wa dhiba ala ganami walakinakum qawmun tastaajiluun mu mel ni kon keroog fatxu Makka lii mu waxoon Xabbaab ñëw na tey golfe bi yépp sécuriser nañ ko dox leen fu leen neex yendu fu leen neex fanaan jàmm rek kon mbokk yi bis booba ca la jàmm tasaaroo ci àdduna bi kii mooy sayyidul alamin haza huwa rasulu rabbil alamin bu ko defee tey àdduna bi rëng-rëngi na ñépp a ngi wax jàmm ñépp a ngi wut jàmm waaye man dama naan ñun ñiy wut jàmm ñoo tegal suñu bopp ay obstacle ne bëgguñu ko obstacle yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wan nañu fu nuy jaar pour génn ci suñ borom joxoñ ñu ko ci laqad kaana lakum ji ñépp la yéen ñépp yoon waa ngi nii fi rasulillahi uswatun hasana ku bëgg jàmm yoon waa ngi nii tey nag nañu xool juróomi obstacle yi relation bi mu am ak l'insécurité bi ci jiitu mooy remarque bi ñu am ci grande puissance yi liñ jagleel seen bopp xañ ko askanu doomu aadama yi bu ngeen xoolee ci Nations Unies ak Conseil de sécurité loi yañ fay voté dafa mel ni juróomi réew rek ñooy nit ñoom dong ñoo réserver seen bopp lu ñuy tuddee droit de veto ci biir Conseil de sécurité adduna bi yépp bu ñu voté benn mbir mu nekk benn sanction par exemple ñu war ko teg ku tooñ kenn ci juróomi réew yooyu nga xam ne ñoom rek kay nit jóg te teg naa ci sama droit de veto tooñ nga neen na mbokk yi jee fu ñuy jaar pour am jàmm te loolu ñi koy def nee nañ ñoom ñooy les grandes puissances ñoo toll ci doole yor doole ak ñoo wuteeg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu tolloo ci digg doole yor doole ba muy dugg Màkka sëgg ñëw ne izhabu fa antum tulaqa ñëw taxaw ca xutba ga mu ne la fadla li ahadin ala ahad kenn sutul kenn gënul kenn illa bi taqwa kon mbokk yi feek droit de veto mu ngi fi ñu boole koog di wut jàmm duñ mosa am jàmm ndaxte bu ngeen xoolee droit de veto dafay placer intérêt réew yu am doole yooyu ca kanam ñépp lépp luy laal seen intérêt loolee danañ ci jëfandikoo droit de veto mu teggee ko àdduna mënta jaar foofu pour am jàmm mbokk yi ñaata yoon lañu daan Israël ci jël gim jël suufu palestinien yi te continuer di ko jël waaye réew mi gën a mage tey ci kaw suuf muy Amérique saa yuñ ko bëggee daan askan yi yépp ànd ci mu ne veto
mu am sécurité. àdduna mënul doxee noonu mbokk yi. su boobaa nag réew yu néew doole yi dañuy daal di yëg lan l'insécurité. kenn ku day yëg ne maandu amatut, l'inéquité yemoo amatut. loolu nag mooy indi fipp yi ngay gis yépp muy l'instabilité. ñaareel bi comme li ma dese ci waxtu bariwul mooy l'industrie de l'armement ak trafic d'armes. bu ngeen xoolee usines yi nga xam ne ñooy produire arme yépp mën naa wax ne réew yu mag yooyu ko moomati. te ku ne xam na ne développement wu l'industrie de l'armement guerre a koy alimenté. kon li koy jox prospérité di ko jox ak màgg moom industrie boobu mooy guerre, te guerre mooy liy xañ doomu aadama yi jàmm. guerre moom rey la ak màbbu. ba sax mën nañu wax ne seen armement yi yépp ñu ngi koy testé ci réew yu néew doole yi. kon ka samp usine bu mel noonu di def di trafic bu mel noonu faaw mu créer luy jëmale kanam loolu muy produire. kenn produireul pour teg ko fa rek. moo tax tension yi ci àdduna bi yépp boo ko xoolee ci suuf topp ko en réalité ñoo ko taal. ñetteel bi mooy fanatisme. fanatisme nag tey bu ñu ko waxee dañ naan le fanatisme religieux, waaye fanatisme réel mooy fekk am réew imposer leen luñ gëmut. comme lu mel ni Sénégal gii nga xam ne dox nañ ci l'état islamique depuis 1048 ba 1628 ñuy door a gis tubaab yi ñëw imposer ñu lu bokkut ak la suñ mag ña gëmoon. moo tax bu ma déggee ñu naan nañ topp mag ñi respect dama naan mag ñan. xanaa ñetti mag a am de. am na fi mag moo xam ne day l'état islamique la taxawaloon mooy ñoom Thierno Souleymane Baal Kane ñu sot Thierno Souleymane Baal, Cheikh Abdul Qadir Kane, nguur gële nekkoon ca Jolof njaayeen yi ku mokkalut alquran daawu fa jiite. ba ni tubaab bi ñëw écrasé yooyu yépp ba ci Pire gii université ba ñu toj ko lakk téere ya. mag ñooñu day ñoom lii lañ état islamique lañ yoroon. nes kii si nag tubaab bi ñëw am mag ñu ànd ak ñoom ñu xeex daara yi lakk daara yi. ñooñu itam di ay mag lañ. kon ñan mag lañu wax ñañ doon xeex nag di borom daara yooya ñoo fi nekk ba tey. kon ñaari mag a nga foofa. mag mi àndoon ak tubaab ba di toj daara ya ka lakk. ak biñ demee ba am l'indépendance mag ñi taxawoon 1959 Baye Niass nekkoon seen secrétaire général. ñu bindoon benn mémorandum ci cadre benn conseil consultatif jox ko Senghor ci problème mu lii ñu fi taxawal tey muy suñu constitution nationale réew. dañu bañoon bind lettre jox ko Senghor. Senghor teg ca tànkam ñu téléphoné De Gaulle booba sax ay télégramme moo amoon ñu woo ko ca wan ko ne ko lii ñu fi bëgg a doxal ànduñ ci. mbokk yi yan mag la ñuy wax ndax mooy mag ñooña weddi woon constitution bi wala boog dafa am mag ñu bees ñoo xam ne représenté tuñ ñoom daaray Pire, représenté tuñ ñoom Cheikh Omar, représenté tuñ ñoom Thierno Souleymane Baal, Abdul Qadir Kane, représenté tuñ ñoom Cheikh Abdoul Aziz ñii fi nekkoon doon wax ne dusturuna nahnu kitaabullahi man jaana bi ghayrihi falaahi. way yaa ngi fi ñun suñu constitution mooy téereb yàlla bi. bu ko defee fanatisme googu daf fi war a jóg. kenn gënta nekk fanatique dem ci école jàng fa nga doyloo lañ fa jàng mu di doctrine
nga ñëwaat fekk say maam ak say morom lañ doon dund nga ne da nga ko effacé. fitna yi tàkk ci àdduna bi yëpp loolu la lépp nag malheureusement ñu jël ko ba mu wax ko ci kaw jullit ñi ne ñoom la du ñoom de ña ko def ñee la. ñeenteel bi ci yi indi ñàkk jàmm muy ay obstacle yoo xam ne feeg mu ngi fi jàmm du am mooy grande puissance yooyu et ak ni ñuy xëccoo richesse ak suñu marché réew yu ndaw yi ba tee ñoo mën a suqaliku lépp luy weñ gu ñuul ñu tibb yóbbu phosphate ñu tibb yóbbu engrais ñu tibb yóbbu lu mu ñu tibb yóbbu ba ci suñu or ak suñu jamaa ba ci pétrole bii ñu ne ñu ngi koy bàyyi waaj ak coow lu bari li ci am gaz bi feeg looloo ngi am dama ne jàmm mënul am. réew yu ngeen dégg yëpp muy tàkk jàmm mënu fa am bu ngeen demee base bi lii la richesse nationale lu réew yu néew doole yi nuy cëxate di ko xëccoo te pourtant bu ñu doxaloon l'islam loolu du am. nit ñi ay jàmm yàlla lañ suuf si suufas yàlla la richesse bi fi nekk yépp dañ ko war a séddale ci façon bu équitable silmaxa bi jot wàllam silmaxa warul dox ci mbedd bi di yelwaan ki amul tànk jot wàllam ndaw ñi diplômé ci seen université yi fees dell ak xam-xam ñu bàyyi leen ñuy some kenn ku nekk ci ñun lu ko dimbale pour mu liggéey xam-xamam am na fi waaye malheureusement lépp tibb nañ yóbbu ci biti fekk looloo ngi fi ay obstacle la mbokk yi luy tey jàmm am déséquilibre bi am ci suñu système économique mondial waaw d'accord incha allah kon mel na ni sama heure jeex na ngeen baal ñu bëggoon nañu indi nag lu am solo mooy fukki guerre yi gën a rey ay doom aadama ngeen na ngeen ko xool bu ngeen delloo système maa ngi thème bi lépp a ngi fii doo ci gis mukk l'islam nga xam ne ay 30 millions ay 25 millions 16 millions nag ay millions yu dul jeexa ca dee doo ca gis lenn lu l'islam taal bokk yi kon ñu ngi arrêté fii sunu thème bi malheureusement waxtu wi naj nañu waaye daal ñu ngi feddliwaat ci ne yoonu jàmm mooy yoon wa yàlla woote yoon wu waroog moom mënul ñoo jëmee ci jàmm bokki jullit ñi nañ bokk gëm loolu ñu ngi waxaat ne itam tomb bu jummi muy le fanatisme feeg mu ngi fi jàmm du mën a am nañ nangul nit ñi seeni doctrine ak seeni pas-pas ci jàng l'islam su ne man dama gëm ne réew mi l'islam ma ko mën a développer nañ ko ne créer parti woote ci kee jàng socialisme ak démocratie ne damaa jàng ma itam da gëm naa ne lii moo mën a dem ñu ne ko créer parti woote ci loolu may maandu waaye jël bële supérioriser ko ci kaw bii te lii représenter une grande majorité réew moom mënul dem hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu xayran waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu anna wa an alislaami xayran wa baraka fi ma tabaqa min umrikum ala kulli xaal ñun ñëpp ñoo ko déggandoo mënoon nañ sax bàyyi mu continuer surtout li mu wax ci mujjantal waxam ne guerre yi nga xamante ne bi yi gën a mag yi tàkk ci àdduna bi jullit ñu dugguñ ci loolu rek mën nañu wax ne résumé la ci thème bi muy waxtaanee nii ndax boo xoolee 2 grandes guerres mondiales yi nga xam ne moo am en Occident yenn ci seen intellectuel dañ koy tuddee ay guerres civiles européennes li ci dee ci ay nit ay millions ngi doomu aadama la l'islam musul rey lu toll noonu pour défendre ay xalaatam musul am yonent bi alayhi salaatu wasallam nekk na fi ba jóge fi amul benn xeexam boo xam ne xeex na ko lu ëpp téeméeri nit faatu ci ñoom tey seeni guerre ay guerre la yoo xam ne guerre de destruction massive la kon yàlla na ko yàlla fay ala kulli xaal ni mu waxtaanee ci thème bi am na profondeur mais am na tamit mën naa wax tuuti modernité muy ci côté forme bi muy xóotal na thème bi delloo ko ci l'islam waxaat yonent bi alayhi salaatu wasallam fi mu tàmbalee ci taxaw li nga xam ne mooy jàmm muy tàmbalee ci nit defar doomu aadama mi nga xam ne moom mooy bant bi njëkk wala boog mool bi njëkk bi ñuy tabaxee jàmm muy doomu aadama ci boppam
mu defar doomu aadama boo xam ni ci moom la société buy sàmm jàmm ak di dund jàmm di mën a jóge mooy ku gëm yàlla. ngëm yàlla jooju moo jiitu ci jàmm. loolu cheikh bi xafidahu llah wa jazahu llahu xeyran wax na ko ci façon boo xamante ni mu ko démontré wax dëgg yàlla rafet na trop ci wane ne ngëm yàlla googu mooy tax nit ki am comportement buy tax jàmm am ci kaw suuf. ndax société bi comme ni nga ko waxee contrat social bi mu wax mooy la volonté de vivre ensemble bu ñu waxee société. léegi kenn ku nekk ci ñun bu xamee responsabilité am ci société bi mu taxaw ci li mu waxoon ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsi ci riwaayatu nasaa'i min xayr mooy kenn ci yéen du gëm li fekk bëggalul mbokk jullitam bëggalul keneen lam bëggal boppam ci yiw bu ñu doxoon ci principe boobu société bi jàmm moo fi am. loolu noonu ni mu ko waxee ala kulli xaal nañ ko seetluwaat gis ne loolu rek doyoon na pour leeral waxtaan bi ci ne jàmm mooy jur tamit naataange comme li mu waxaat ci wàllu développement ni ñu ko yittewoo ak ni nga xamante ni ci jàmm rek la mën a jógee te loolu la ñaari mbir yooyu la yàlla lëkkale ci suratu Quraysh falyabudu rabba hadha al bayt alladi at'amahum min ju' wa amanahum min xawf mooy alxawf wal amn. ñaari mbir la yoo xamante ne yu am solo la mu waxaat tamit ci yonent bi alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee Madina beneen étape bi mu dugg gis nga Màkka ni mu yare woon saxaaba yi ci téy leen bañ a dugg ci confrontation bañ a wuyu provocation yi ñu leen di provoquer bi mu ñëwee ba Madina war a tabax foofu état mu tabax ko ci ay piliers tudd na ci benn wala boog ñaar mooy mbokkale jullit ñi def li ñu tuddee al muaxa seen diggante beneen bi ci des mooy mushrikuuna yi nga xam ne gëmuñu woon diineem mu am ak ñoom relation bu baax bu leen di tax a xemme ma dugg ci lislaam di naxante ak ñoom munaafiquun yi nga xamante nekkuñu woon Màkka Madina la ñu feeñee daan ko lor ci wooteem di woote woone ay jullit lañ mu bàyyi leen seetaan leen waaye tamit di leen contrôler di leen xool beneen partie bi ci des muy quatrième partie bi nga xam ne ñoo ci gën a dangereux muy juif yi mu woo leen ne leen kaay leen ñu def benn accord suñu diggante pour ñu xool nu ñu protéger Madina ba justice am fi loolu tamit nañ ci delluwaat junj na ko wax ne am na ay points yu ñu ciy tiré mais lu am solo la ci dund yonent bi alayhi salatu wasalaam mu waxaat tamit ci xilfu al fudul muy xilful mutayyabin bu ñaareel bi deuxième bi te yonent bi alayhi salatu wasalaam doon wax ne am na ci baytu Abdullah ibn Jadaan lu ñu fa defoon ci benn pacte ci biir arab yi ku ma waxoon ne man daf may jox alal pour ma rompre pacte bu mel noonu damay bañ ku ma ci woowaatoon tey ci l'islam dama koy wuyu ji kon moom dundam lépp jàmm la daf ko prouvé alayhi salatu wasalaam du ay wax rek yu ñuy wax mooy li ma doon junj ci commencement waxtaan bi li mu wax nii li mu tëjee nii loolu laa doon junj mooy ne ñun jullit yi dañ ñuy tooñ dañ ñuy nax boo gisee li mu wax ci fanatisme dañu xamul ne li ñu fi indil ci ay système di wax ne démocratie dafa am philosophie moom la ñu leen jox la philosophie de la démocratie moderne mooy dafa am benn obscurantisme bu nekk ci ginnaaw ndax lépp occultisme la boo xamante ni boo ko jàngatee da nga gis ñi ko inspiré européens yi wala occidentaux yi mooy les juifs te juifs yi fi ñu sukkandikoo pour am inspiration boobu mooy seen la kabbale boobu nga xamante ni benn interprétation ésotérique bu tawraat la ci lañ sukkandiku ba li ngay gis tey ci philosophie moderne bi nekk Occident ci ñoom la jóge kon ci pas-pas la tegu ci ngëm-ngëm la teglu mooy dogme la mais du loo xamante ni bi lu wér la lu mën a doxal àdduna bi ñu jël loolu xeexee ko diine yi imposer ko nit ñi ba imposer tey ci àdduna bi benn pensée unique mooy li ñu tuddee le politiquement correct mooy lii rek moo fi war a nekk boo ci àndulee da ngay génn dañ lay marginaliser léegi noonu lañ stigmatiser jullit ñi ba benn système kenn ñemewu ko fi wax bu dul système bi ñuy tuddee système démocratique mais tey ay intellectuels en Occident ñi ngi jóg di gis ne démocratie mën nañ wax ne terrorisme la parce que terrorisme intellectuel la parce que dafay ñëw imposer nit ñi benn pensée unique mooy dafa uniformiser li nga xam ne mooy point de vue yi ne lii rek mooy lu wér te li xew tey ci gilets jaunes yi nekk France preuve la ci parce que gilets jaunes yi dañ jóg ne ñun suñu réew la ñun ñoo faloon kii dem nañ ba gisatuñu suñu bopp ci politique bi muy doxal nañu waxtaan ñu xool suñu bëgg-bëgg ñu doxal ko gaa yi bañ mooy kon dañuy wax ne voilà gouvernement bi ci loxo peuple bi la nekk mais peuple bi gouverné wul parce que lu mu wax bu fekkoon peuple bi ñoo gouverner Sénégal seen pas-pas bi ñu gëm muy diine kon moo leen di jiite mais doo dem jëli ji yeneen xalaat feneen ñëw jiital leen ci ñun bu ñu la waxoon ne la bëgguñu ko du tax nga bàyyi ko maanaam système bi du accepter leneen lu dul li nga xam ne mooy démocratie moom laa doon waxtaanee temps yi ci ginnaaw di wax ne moo tax kon ku ciy dugg na nga ko seetlu bu baax parce que système la boo xam ne teguwul ci diine
voilà laïcité biñ ñuy naxee naan neutralité la ci diggante ngëm-ngëm yi comme li mu waxoon léegi lu waaye bu gëm na ko woote du dëgg. laïcité religion la boo xamante ni dañ koo xeexee diine maanaam c'est juste pour construire benn doomu individu boo xamante ni dootul amati ngëm-ngëm du gëm yàlla du gëm diine laïcité loolu la. te pilier bi gën a dëgër ci société bi pour def ci nit ñi laïcité muy pour laïciser population bi mooy l'éducation mooy l'école te loolu Jean-Jacques Rousseau wax na ci ay wax yu am solo ci wane ne bi ñu defee seen révolution bi en France ba taxawal fa seen démocratie bi ak seen république bi école bi moom moo nekk yoon boo xamante ne ci la ñuy jaar pour laïciser la population influence bi église bi amoon ci ñoom dootu ko amati ci ñoom kon loolu moo tax li mu wax ci lëkkale jàmm ak ni ci yonent bi alayhi salaam yaraatee ak li ñuy dund tey ci ay contradiction ci surtout européens yi seen démarche ak ni ñuy doxee di nga gis ne jàmm ci l'islam la nekk dañuy jéemoon ak tuumaal ñàkk am jàmm pour dóor yi ñuy dóor ak tooñ yi ñuy tooñ ñu justifier ko gis nga li mu wax ci veto yi nga xam ne ñu ngi koy am fële ci conseil de sécurité bu ONU boo xoolee Israël dañ def temps yi benn sondage en Europe di wax ne ban dëkk moo gën a menacer la stabilité et la paix dans le monde majorité bi gën a mag dañ ne Israël la ay européens ñoom ñoo ko wax étude lañ def étude xam nga médias occidentaux yi naka lañ ko interpréter dañ ne la montée de l'antisémitisme en Europe ça fait peur loolu la ñu wax ñu ne antisémitisme dafa am doole léegi en Europe loolu dafa tiital nit ñi populisme dafa gën a bari léegi mais lan moo indi populisme lan moo tax dëkku européens yi di commencer di fipp di def li ñu tuddee populisme gis ne Israël existence sa menace la ci stabilité wu àdduna bi lan moo ko waral mooy tooñ yu metti yi loolu nag mënul am ci àdduna ba pare ñuy wax ne àdduna bi dafa war a am jàmm loolu mënul nekk jékki-jékki seen président bi ñëw te am nañ benn lobby bu nekk États-Unis boo xamante ni képp ku bëgg a dem falu ji Maison Blanche da nga leen jox ay garantie da nga fay dem loolu nga dégg leen ko pour ñu jàppale la nga falu muy AIPAC boobu noonu bi fa ngóor si demee muy Trump daf ne leen woon man su ngeen ma falee dinaa jële capitale bi fa mu nekk Tel Aviv yóbbu ko Jérusalem dinaa ko def loolu la leen dig yow koo xamante ni falaguñ la balaa ñu lay fal ay nit yoo xam ne ay lobby lañ yore nekk ay nit yoo xam ay centre d'intérêt lañ yor ay banquiers lañ ay finalistes lañ nga ñëw dig leen benn dig boo xam ne ci kaw injustice la tegu bi nga demee bañ fal la nga dem def loolu ay millions ngi nit nga agressé leen tooñ leen ci loolu mais pour neexal ñooñu adduna bu mel noonu naka la mën a amee jàmm mënul am jàmm industrie militaire bi mu wax tamit industrie boobu ñooy financer guerre yi du tey sax dafa yàgg jàng leen famille Rockefeller ak famille Rothschild ñaari famille yooyu noonu jàng leen seen histoire ak guerre yi nga xamante ne ñoo am ci àdduna bi gëstuwaat leen ñaari famille yooyu seen histoire ak guerre yi nga xamante ni financé nañ ko ci àdduna bi ay banquiers lañ yoo xam ne ñoo mës di financer guerre yi industrie bu mag bu nekk ci àdduna bi ci moo xam côté finance la wala côté pétrole la ñoom ñoo ko yor ñoo ko dominer moo tax boo xoolee guerre yi ay intérêt ñoo nekk ci ginnaaw guerre yi ñu déclenché yépp ay calcul ak ay intérêt mooy nekk ci ginnaaw kon ala kulli xal cheikh bi yàlla na ko yàlla fay waxtaanam bi dafa maa xaw a yëngal tuuti mais ngeen jéggal ma voilà ndax man nu mu ko concevoir dafa ma neex parce que daf ko teg ci temps jazakallahu xeer teg ci temps mooy wax na ko ci côté l'islam bi ba mu leer tasil ko li ñu tuddee ak tasilul ilmi beneen jaanib bi ci des mooy mu ñëw contextualiser ko wàcce ko ci lu ñuy dund te loolu dafa am solo ci waxtaan yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla sàmm wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin